asalaamaaleykum waa Ndande Actu man la El Hadji Mor Thiam le candidat de la grande coalition Yewwi Askan Wi département de Kébémer commune de Ndande maa ngi leen di ziar di leen baal àq te di leen balu àq di nuyu waa commune bi yëpp ak waa département bi di nuyu région bi ak Sénégal yëpp ma bëggoon a ñëw ci ak ay leeral yow nga xamante ni sur la situation politique au niveau communal ci suñu coalition Yewwi Askan Wi bon ñun suñ coalition Yewwi Askan Wi bi ñu dajaloo pour former suñ comité électoral bi nga xamante ni juboo nañ ci ay kàddu ba tënk suñuy kàddu ki nga xamante ni moo nekkoon suñu chargé des élections di Mouhamadou Mandak Ndiaye bokk ci Manko Taxawu Sénégal moom dafa quitté dem jàppale ji Mamadou Gueye Raye ci yan condition parce que dafa am lu mu bëggoon mais mënu ko woon a am parce que daf ñu doon imposer pour ñu jël Mamadou Gueye Raye dugal ko ci coalition bi def ko tête de liste te kenn ci suñu ay candidat du moromu moom du Gueye Raye benn ci man ñaar ci keneen ak keneen koo nga xamante ni soxla woon na pour nekk le candidat bi nga xamante ni daañu ko signalé bi loolu amee aussi bon ñu dawal 2 jours mu quitté ñu am problème mu juboo ci suñu biir bi nga xamante ni si waxtaan nañ ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo séq coalition bi muy Pastef PUR bis du ñàkk Grand Parti Manko Taxawu Sénégal PRP ak parti bu Aïda Mbodj bi nga xamante ni si waxtaan nañ ñun ñëpp déggoowuñu pour que ñu mën a jiital kenn ñu bind suñuy CV bi ñu bindee suñuy CV ñu yóbbu ko au niveau départemental jox ko suñu coordonnateur Cheikhouna Bey chargé des élections aussi ñu jox ko Gora Gaye au niveau du département ñu yéegal ko au niveau national biñ ko yéegalee au niveau national aussi mu doonoon ñetti candidat yoo nga xamante ni ñoom ñoo soxla woon pour nekk le candidat de la grande coalition Yewwi Askan Wi mu doonoon man El Hadji Mor Thiam bi nga xamante ni man la parti national bi désigné bi nga xamante ni si arbitrage bi génn na officiellement ak Assane Niang bu Pastef ak Gora Ndiaye bu bis du ñàkk bi loolu amee ñu toog ba à la dernière minute ñu gis ni arbitrage bi mi ngi soog a daanu muy biñ ne suba la ñuy def suñuy dépôt à la sous-préfecture bi nga xamante ni si comme nous sommes dynamiques nous sommes une équipe très dynamique bi nga xamante ni si biñ ne suba la ñuy déposer ji suñuy liste au niveau de la sous-préfecture ñu waroon a daje ci kër le coordonnateur Youssoufa Ndiaye di nag jëmm joo nga xamante ni ku tëdd njaaxaanaay la depuis le début ku tëdd njaaxaanaay bi loolu amee ñu woote réunion pour defar liste yi le candidat qui a été rejeté muy Assane Niang bu Pastef bëggoon ñu investir ko te investiruñu ko au niveau national man lañ investir officiellement bi mu génnee ba këyit bi leer ba mu gis ko ba mu leer ko ni moom kenn investiru ko si la ñëw demander ay carte d'identité am légalisée yoo nga xamante ni joxe woon na ko ci biir coalition bi le coordonnateur waxtaan ceeg man ma ne ko nañ ko nangul parce que lim fi joxe ci ay carte d'identité bariwul c'est au nombre de 29 loolu man balaa may tëdd dinaa ko lijjanti ci biir dëkk bi dinaa ko am su ma xëyee ma dem gendarmerie ma légaliser ko ci lañ ko bàyyi mu récupérer ay carte d'identité am Youssoufa aussi comme j'étais le rapporteur suñu élection suñu président au niveau des élections dem na une deuxième réunion amaat na encore avant ñuy defar liste yi parce que biñ dajewaatee poche yooyu manqué woon muy ñooñu quitté woon dama leen a remplir ak ay éléments grand parti ñoom laa fa dugal bi loolu amee comme j'étais chargé du rapporteur
ma ni Youssou jox ma document yi ci la ma jox lépp ma ñëw sama kër dugg sama néeg tëdd de 21h à 7h du matin maa ngi remplir copie yi ma remplir copie yépp defar liste yi xool parce que Youssou wax na ma ni ma xoolal nu mu gën a rafete nga def ko te mooy coordonnateur muy jëmm joo nga xamante ni ginnaaw lépp daanu na ci sama kaw aussi ma jël responsabilité bi te it def ko aussi na nga xamante ni noonu la jaadoo ma defar liste majoritaire bi ak ay suppléant defar liste proportionnelle bi ak ay suppléant defar casier yi nga xamante ni war nañ ko remplir yépp ma defar ko defar candidature individuelle yi ma remplir ko aussi defar lépp bam normal bi loolu amee ma xëy suba daal ni Youssou mu ni ma ma ni ko remplir naa dossier yépp mu am déception parce que découragé woon na déjà moom dafa yëgaat courage ci boppam certes jour boobu après ci la ñu waroon def conseil départemental suñu beneen liste bi parce que li ñu ci dese woon bariwul avec les cartes d'identité aussi que j'avais parce que bi ma xëy récupéré naa lu ëpp double lim récupéré woon mooy le gars de Pastef là ci laa ko légaliser ñu ñëwaat remplir li nga xamante ni moo desoon ci dossier yi bi loolu amee nag bon ñun Pastef élément yi nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi moom certes génn na mais ay militants yi nga xamante ni moom la Pastef am man am na ci ñu may rencontré yoo nga xamante ni xamal nañ ma ni ma yow la fi yàlla teg yow la au niveau national yow lañ teg ci bopp bi jàppal nañu ngi ci sa ginnaaw te li koy firndeel mooy bu ñu demee ba ca urne ya danañ ko gën a leeral loolu aussi moo dal le gars de Manko Taxawu Sénégal bi nga xamante ni quitté na fi dem di jàppale un gars boo nga xamante ni leader am mi ngi bokk APR mu dem rallier ji ko moom it ay militants xamal nañ ma ni ma ñun ñu ngi ci sa ginnaaw tey ñu ngi ci sa ginnaaw suba parce que suñu leader au niveau national mi ngi ci Yewwi Askan Wi muy ay kàddu yu wér yu wóor yoo nga xamante ni man dalal na sama xel dalal na ñi ma àndal le coordonnateur di saluer au passage notre mandataire bi nga xamante ni boobu ba léegi aussi moom it fu ma teg sama tànk mu teg fa tànkam amul fu ma ko dul woo te du ñëw day nekk Dakar ma woo ko mu ñëw fu ma jëm mu ñëw ma ñëw ci beneen point boo nga xamante ni mooy ci wàllu dépôt yi ci wàllu dépôt yi ñun suñuy liste amul benn problème je parle à haut suñuy liste amul benn problème bind nañ ko fi ñu ko war a bindee fees na parce que jour bi nga xamante ni ci la ñuy def dépôt yi dañ ko àggale dugal ko ci machine yi bi ñu ko dugalee ci machine yi aussi war nañ ko def ci clé ñu def ko ci clé boobu 23h mi ngi jot ñu dese suppléant proportionnel muy 16 personnes yoo nga xamante ni waroon nañ ko remplir mu des 7 personnes remplir nañ ba mu des 7 personnes bi mu desee 7 personnes ma ne sama gars yi nañ leen dem sinon 0 heure du ñu fekk à la sous-préfecture il faut que ñu dem suñu demee ñu présenté wu déjà kon dañuy may 72 heures yoo nga xamante ni loo matalul woon di nga am nga droit ñëw changer ko defaraat ko ñu ngi woon ak les cartes d'identité légalisées et tout biñ demee fekk nañ fa ñetti candidat lañ fa fekk muy monsieur le maire Adama Fall madame Ramatoulaye Fall ak monsieur Ibrahima Fall Allemand pourtant ñett ñooñu bala ñu leen a woo bala ñu ñoo woo ñun dañ leen a war a woo ñoom mais dañu ñëw juste teg suñuy kii di remplir pour àggale bi ñëwee suñu quittance tegal nañu ko sur la table suñ papier yépp dara manqué wu si juste mu wooñu lim ñu njëkk a wax mooy yéen waa Yewwi Askan Wi dégg naa pareegu leen le sous-préfet c'est ce qu'il nous a dit ñu ni ko lan moo tax loolu nga ne parewuñu ñun pare nañ te comme ñun ñëw nañ ci heure bi ñun xaaral ba suñ tour ñëw nga wooñu rek nga xam ba xam pare nañ war a parewuñu
avant muy xool dara à ce que le mandataire m'a dit mooy dafa bind dossier incomplet ñu remplir suñu dossier mu woo madame Ramatoulaye Fall def na fa presque 1 heure de temps di génn di changer di defar di defaraat woo monsieur le maire mu defaat fa 1 heure et demie de temps di génn di defar di defaraat mu woo monsieur Ibrahima Fall ba au dernier moment ñu nekk fa ba bët set wecc mu ni ñu la ma leen waxoon laa leen di waxaat sama kàddu rëcc na ma wax naa li ma wax ba pare ñu wax mu ni wax def na li muy def ba pare te or que suñuy liste dara manqué wu si si la wax sama mandataire ni ko nañ dem ci préfet ñu wax ak moom parce que kii li muy def c'est tegu ñu nekkul ci texte yi lu nekkul ci texte yi lay wax nañ dem ci préfet ñu wax ak moom bi ñu demee fekk préfet tëdd bi ñu ma toogee ba au dernier mois bon man it mënuma toog ma bind sama recours bi ma bindee recours bi aussi jël nañ avocat waxtaan naa ci kilifa yi nga xamante ni ñoo ngi au niveau national waxtaan naa ci le mandataire Déthié Fall monsieur le président Déthié Fall waxtaan nañ si ñu teg ma fi ñu ma war a teg ma jël avocat aussi ba déposé naa dossier yépp muy liste majoritaire ak ay mandataire am liste proportionnelle ak ay mandataire am ak yeneen case yi nga xamante ni moom la ñu waroon remplir yépp ak candidature individuelle yi yépp bu ci nekk déposé naa ko boole ci recours bi nga xamante ni remplir naa ko moom it jébbal ko le premier président de la cour d'appel de Saint-Louis muy loo nga xamante ni suñu warteef la te ñi ngi ci am yaakaar aussi donc d'ici peu de temps dans 72 heures wala lu ko gën a moyen dinañ xam que ni El Hadji Mor Thiam officiellement moom mooy le candidat de la grande coalition Yewwi Askan Wi bu Ndande may tàllal loxo nag 46 villages yépp parce que fenn fu ci nekk am nañ fa ay représentants ñi ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi waxtaan ak waa Ndande aussi parce que ñun dara ñoruñu lu dul commune bu Ndande rek moo ñu ñor pour développer ko parce que ñun depuis que 2016 le grand parti est né ñun ci lañ adhéré dugg ci politique ñun ak grand parti ñoo maasee ci politique dafa créer parti politique ñu dugg ci engagé wu nekk ci di ci liggéey ci département bi ba lii ñu ci yàlla sédd tey kenn duñu korampur nag soxlawuñu dërëmu kenn parce que xiifuñu li ñu yàlla defal ñu ngi ciy sant yàlla demuñu ci kenn ñoo ngi toog di woote soxla dëkk bi pour defar ko pour jàppale baykat yi fi électricité war a dem ñu def ko fa fi ndox war a dem ñu def ko fa jàppale jeunesse bi ñu am liggéey jàppale jigéen ñi jàppale ñi nga xamante ni ay chauffeur lañ defaraat dëkk bi parce que suñu yéene mooy dañu bëgg a liggéey ak ay association yu mag yoo nga xamante ni ñi ngi basé wu aux États-Unis te ñi ngi liggéey ay milliards de dollars ci biir Afrique ci wàllu ay forage ci wàllu développement ci wàllu agriculture kon ñoo ngi tàllal loxo waa Ndande di ko tàllal commune bi yépp nous avons besoin des forages suñu programme li ci nekk mooy ñu def ay forage ci biir àll bi waxtaan ak baykat yi dajale baykat yi waxtaan ak baykat yi ñu dajale tool yi xëttale tool yi ñuy bay ay kilomètres de carré xaalis bu bari di ci génn di jariñ baykat yi di jariñ réew mi et puis di ci roy pour yëkkati koom-koomu Sénégal parce que lii moo mën a développer suñu gox lii moo mën a développer aussi suñu réew créer ay routes yoo nga xamante ni production yi dina ci mën a jaar di génn créer aussi ay routes yoo nga xamante ni fii ci suñu biir commune bu Ndande fi nga xamante ni amul ndox amul électrification ñu matale ko di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh